kenn mënuñu jaxase kenn mënuñu wutale seulement ku nekk am nga sa ligne éditoriale seulement ku nekk am na lu la ràññee te Walfadjri bi mu ko ràññee amul lenn loo xamante ni lu dul yokku démocratie réew mi bu dul loolu yaakaar naa lu ñu ko wax rek tooñ nañ ko ndax ku xool ci chaîne étrangère yi muy France muy États-Unis ak yooyu da ngay gis chaînes yi nii lañ leen di ràññee chaînes yi nii lañ leen di ràññee chaînes yi nii leen lu tax loolu ñu bëgg ko bañal Walfadjri lu tax liggéey bi nga xam ne Walfadjri mi ngi def su commencé def di wax dëgg ñu ne non waru ko def léegi bu ñëpp noppee lan lay def bu explosion amee yaakaar naa ñun ñëpp lay lor et je pense que muy autorité muy leader d'opinion muy politique ak ku manti doon war na gën a reconnaître média bi li muy liggéey muy tàmbalee ko ci Walfadjri ak keneen au lieu nga jéem di ca wax leneen wala nga jéem di dégg sërëx li ñuy bëgg a def pour defal ko askan bi mu di informer juste et vrai te yaakaar naa Walfadjri mën nga leen a waxal lu ne ba mu des ñi nga ne leen dañuy sos information wala dañ leen di def diffamation kenn mësu leen a indil ne leen dañ leen diffamer kenn mësu leen a indil ne dañuy wax ci région yi même chose donc li ñu war a def rek mooy ñu ñaanal ñu jàppale ñu ndax public bi moom macha allah donc li ci des autorités yi même jouer seen rôle ku ci nekk jouer rôle bi nga war a te reconnaître importance bi nga xam ne am nañ ko ndax buñ ko waxee buñ ko waxul xam nañ ko parce que ñoo ngi koy dund ci terrain bi. loolu rek laa bëggoon def comme témoignage parce que wax ji daf ma intéressé woon. merci beaucoup Omar Kayre contribution bi rafet na wax yu responsable également yaakaar naa ne aussi responsabilité boobu moom la képp koo xamante ne liggéeykat nga fii ci Walfadjri également di demee muy li ci journalistes yi techniciens yi képp ku mu mënti doon monteurs yi ñëpp kenn mënul bàyyi kenn personnel bi yëpp la ñu wax ñëpp tout le monde est responsable ba nga xamante ni am na yenn xibaar wala yenn yëf yoo xamante ni tamit kenn du ko wane te nga xamante ni mën na taal dëkk wala mën na gàkkal lenn Pape Maguette démb yaa ngi woon ci diwaanu Yëmbal aussi ñu gisoon ni foofu tamit yëngatu woon nañu ba am si sax yenn xibaar yoo xamante ni rote na fa lu aju ci ay faat bakkan ci ndaw boobu nga xamante ni dund nga ko en direct dund nga tamit ay forces de l'ordre yoo xamante ni yaa ngi ko doon wax jël na tamit armam mais yooyu yëpp aussi dafa di loo xamante ni xibaar yu ñuy jóge ci goxaat yi ndax événement yu mel ni Walfadjri dafa aajowoo toujours am habitude di envoyer reporter yi kenn ku ci nekk mu wàcc am na ci ñoo xamante sax dañ dul xaar ñu la kaay dem fii wala dem yow ci sa propre responsabilité yaay jóg xam ne liggéey moo la oo absolument ci li nga jeexale sax laay wax laata muy ñëw ci événement yooyu parce que man dama doon gontu si pour ñëw fii du Moustapha Diop du keneen moom woo ne ma demal yamal foofu mais bi may ñëw romb naa information comme man ci information lay liggéey mënu ma ko romb di ñëw fii di toog di wax mais ñi ma daq wax li ñuy wax foofu gën ma koo xam ñi ngi fi mën naa nekk fa ma nekk donc jottali leen di xew moo gën may pas de déplacé wu di ñëw feeg yooyu du kii dara yaatu gi mu yaatu nag ak félicitations yi nga xam ne li ki ma koy bind léegi rek ma nga benn dëkk bu ndaw mu ne Québec muy Elima Diabon plutôt mi ngi nii ma jàkkaarloog moom léegi la ma envoyé message pour la première fois ne mi ngi rafetlu Walfadjri moo tax mu xam li xew te wóolu ci ku dul Walfadjri ba ci tudd sa tourné ma Ner Ramatoulaye c'est magnifique ñi ngi rafetloog yëpp muy benn fans bu nekk foofu ca Québec bu ñu ñëwaatee ci li xewoon Yëmbal foofu xam nga tey bu dee da ngay informer da ngay décrire li xew parce que yow yaa ngi yor sa téléphone wala nga yor sa caméra jàkkaarloog moom waaye boo ko di décrire xëy na dina am loo ci segg jàpp ne jërte jottali waaye am na ci loolu day jare jottali ndax man par exemple moment bi may wax ne gis naa ful bi am ñu attaqué ba waa ji ma gis mu yor jàpp ci détenteur beeg yooyu fital de ku ko jël moom dëgg-dëgg xëy na tiire nga bëgg wala xëbalaate bokk waaye ak lu mën a am fital mën naa ñàkk ci yooyu ndax maintien de l'ordre kase la c'est vrai que nag parfois mu débordé waaye loolu boo ci alerté te ñoom ñi ngi déglu dinañ xam ne carrément lii fi ñu jëm waruñu fa egg ñu arrêté ndax yow informé rek warta doon solo waaye da ngay alerté aussi loolu beneen bi aussi mooy quoi qu'il en soit c'est vrai que nag ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi nit lañ yoo xam ne am nañu cër ci journaliste am nañu ci am cër ci journaliste yi am na ci ñoo xam ne xam nañ lan mooy journalisme mais am na ci ñoo xam ne nii vraiment courtoisie amuñu ci dara d'ailleurs sax dafa mel ne ñoom dañu am benn zen bi wala kii bi ci ñoom ce qui fait que ñooñu boo tasee ak ñoom day jar aussi nga alerter pour ñu xam ne ñoom ni ñu amee arme am protection am lu leen couvrir ba ñu sañ a def yow itam noonu nga ko amee Yëmbal bërki démb faat nañ fa doomu aadama biñ ko faatee ci Yëmbal Nord man dem naa ba tiim ko jokkoon na ci ak Moustapha ak ñoom Georges fii mais li ci nekk mooy
ñoom ay ña témoin parce que ki nga xam ne moo dem ñu entendre ko moo waxal boppam parce que information bi ci dàq mooy ki ko dund waxal boppam ki ko fekkee waaw ne man carrément dem naa ñu entendre ma waaye police bi ma gis ñoom wóoluñoo sax génn seen police ndax nee nañ bu ñu fi ñëwee xale yi dal ci seen kaw parce que li tax mooy gis nga maa ngi am sama benn frère boo xam ne maa ngi ko koy keroog day génn romb ñu sol benn t-shirt police ñu koy tooñ naan quoi Sénégal sol fi kii police wóoratul de effectivement wóor na wóoratul parce que li tax mooy ci biir xale yi am nañu ci rax ñoo xamante ne aussi ñoom xamuñu sax kuy Sonko ak li xew dañoo génn parce que li leen génne mooy jàpp nañ ne Sénégal métti na ci côté boo ko laal day métti génn dafa jot am ci ñoo xam ne xëy na ay sympathisants Sonko lañ am ci ñoo xam ne xëy na bu élection amul sax duñ ko votel donc loolu moo ci nekk ful bi nag bu ñëwee maintien de l'ordre ku nekk xam na ne lu jafe la parce que xale yi dañu bari ramatulaay rawatina banlieue bu Ndakaaru imaginez ful boo xam ne bu ñu leen heurtelee ngeen nekk commissariat boo xam ne la fa nekk matul 10 personnes man bi dëkk Yëmbal surtout xam naa ne commissariat bi amul doole noonu vraiment bu ñu leen songee ñoom tamit dañuy dem ba tiit parce que dañu naan fii kat question de vie ou de mort ñun bu ñu défendrul dañuy faat loolu moo tax parfois bu seeni lacrymogène jeexee arme à feu yooyu rek moo leen di dese dañu naan nag kaay ñu aar suñu bopp bala ñu ñoo faat ñu nit ñu jël bakkan parce que boobu nag wax dëgg yàlla guerre lay doon ak yooyu li ci mën ci am mooy nga jeunesse bi bari na ci ñoo xam ne ay xale lañ ci ñi ki faral di génn parents yi ci seen bopp ñoo war bu ñu leen mënta tee ñu sensibiliser leen c'est-à-dire que xale yi am na ci ñoo xam ne boo leen gisee sur le terrain yi boo ci nekkee gis leen xale yi ndaw démb gis naa benn xale ne ko yow booy foo jóge mu ne maa ngi jógee naataange xaw ma fan te man fi mu dëkk ak fa mu ne fa la jóge daanaka mat na fii ak après kii bu Padois ba pont bu Padois te xale bu ndaw la xale bu ndaw boo xam ne nii boo ko gisee kii âge dem école ci la toll donc Sénégal dafa toll foo xam ne finalement yow booy xool situation bi day jafe pour nga lire ko da nga naan waa xale yi di génn xanaa ñoom dañ leen a xabtal ci ñu génn dafa am lu leen pikiir ana seen i waajur c'est que xale am na fu muy toll foo xam ne xeexam du génn ci mbedd mi di jàmmaroo ay takk der dafa am loo xam ne ay magum jëmm ñoo ko war a xeex mais lu mënti am rek mooy takk der yi nañu xam ne ñoom aussi c'est vrai que les organes de répression ñoom ñoo ko yor waaye nag askan ak force populaire amul kenn koo xamante ni ci àdduna am nga martaba wala nga am doole pour mën ko téye ministre bi malheureusement jàppalewu leen c'est ça la triste réalité parce que génn na fii di wax naan xaw ma ay terrorisme xaw ma terroriste xaw ma lan di jël ay mots yoo xam ne ce sont des mots noirs c'est-à-dire boo ko doon bind sax tey ci nga yor sa téléphone di ko faral di bind mais moment bi nga koy bind ñi nga xam ne ñoo nekk feneen ëllëg ramatulaay bu yoree Facebook am di bind terrorisme à chaque fois di ko employé am na foo xam ne bu ko duggee ëllëg wala mu dem bitim réew xam nañu ramatulaay mii dinañ ko téye laaj ko ne ko mais yow terrorisme bi ngay faral di employé ci say bind ak nangam def ay traces kii ci moom topp ay traces am ba xam mooy kan waxtu gi du waxtu moo yooyu nga xamante ni pour dañu war a dalal mais pas pour gën a utiliser yeneen propos yoo xam ne day gën a yeewaat fitna day gën a ma gis sax que ne moom Antoine Félix Antoine man biñ ko defaree tey gouvernement bi gis-gis bu ndaw bi ma ci amoon mooy je l'avais dit ma ne ministre de l'intérieur yi fi jaar yëpp day booy xool seen mujj doy na waar parce que du ñu jóge fii mukk ñu promouvoir leen ci lu ëpp lu ñu nekkoon waaye ku ci jóge fenn dalee ko ci Mbaye Ndiaye ba ñoom ñëpp a ci am nag daanaka da ngay mel ne ku wàcc ci gën a kii ma wax ne nag sama gis-gis mooy kii mooy doon dernier nit bu Macky Sall sacrifié parce que am na yoo xam ne nii dina ko bëgg di ko def dana ko defal te bu ko defalee du baax ci moom parce que moom exécutant la masa doon lu waa ji bëgg da koy def tëj nañ fi ay doomi jàmbur te pourtant booy xool ñi nga xamante ne waa ji itam moom dafa toll foo xam ne mbiram daal naqari naa analyser parce que boo waxee que ne mënut a amaat mandat yooyu génn nga waaye boo ne mën naa amaat kenn du la def dara ñi doon d'ailleurs ñi nga xam ne ñoo doon xupp Idrissa Seck ak di ko wax ay wax yu ñaaw mën naa ci cité Mimi Touré ba ñu ko jëlee fa mu nekk moom place am lañ jël jox ko Idrissa Seck ce qui fait que loolu mën naa ne affront la boo xam ne njiitu réew mi def na ko jëmee ci ñoom ça veut dire que ñoom ñi ngi jëfal nit ki ay jëf yoo xamante ne ka ñu koy jëfal amul benn reconnaissance ci moom ana Aly Ngouille mi nga xam ne dañ doon wax naan dafa mën a wax dafa nangam lu ñëw mu taxaw ci kii jamono ji fan lañ ko promouvoir ak fu mu nekk ak ci lu mu nekk bu fekkonte ne liggéeyam am na njariñ kon tey jii nii Macky Sall teeku mais problème bi fi mu nekk dëgg mooy maanaam ku mu séparé wu rek moom voilà mais exactement ku ñu xool ba xam ne muy foofu li nga wax ba tey poñ boobu toujours il faut que ñu xool ñi nga xamante ne ay nitu démbam la woon dafa mel ni ku leen di bedd di tegele na mais effectivement xoolal ku mel ne Aline Badara Cissé ABC kooku wax dëgg yàlla yaakaar naa ne artu bi mu fi artu woon Macky Sall mësuguma gis ku ko wax artu bu toll noonu et ci moment bi mu ko defee parce que moom dafa teel a yëkkati kàddoom ne ko yewul balaa minuit foog naa artu boobu ko Moustapha ABC artu musuma gis ko artu lu toll noonu alors léegi nag yow boo demee ba jamono nga jël sa ay xëy na nitu démb yi am na ci ñoo xam ne du ñëpp ñoo jar a conserver parce que am na ñoo xam ne dëgg-dëgg saaga rek lañ doon def wax dëgg ak di wax ay wax yu kenn mënta tekki ci dara waaye nag
ki ko ne woon yeewul balaa minuit. kooku je crois que waroon na koo mën a déglu boobu. merci Pape Maguette dañuy dellu si waat ñu dem rek jokkook benn sénégalais bu nekk Paris Seydina Omar Bal tudd moom tamit mi ngi ci buum bi Seydina Omar. dina am décalage nag ndax fi mu nekk mi nga Seydina Omar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. ñu ngi lay ziar bu baax a baax soxna si. waaw nga nekk diwaanu Paris bëgg jokkoo ak Walfadjri yow tamit waxtaanee ñu li nga xamante ni fitna bu nga xamante ni gis nañ ko ci réew mi foofu la tamit ci diwaanu Paris ana nan nga ñu ci mën a jàngatalalee li fa xew ak nan ngeen di dundee lii xew Sénégal jamono ji. waaw ñu ngi lay sant bu baax a baax soxna si di la jaajëfal ci laaj bi am na solo lool ni ñu dunde mbir mi nag mooy ni ko Sénégal yi yëpp dunde rek ndax nga nekk biir Sénégal ak nga nekk bitim réew sa xel ak sa xol du jóg ci réew mi kon nag niñ ko dunde rek gis ngeen ko sax yéen xëy na mooy ñun itam dem taxaw xamal France xamal adduna bi xamal partenaire Sénégal yëpp yi nekk bitim réew ñu Sénégal kat mu ngi jëm ci goutte goo xam ni wax dëgg yàlla suñ ci taxawul mën naa indil jafe-jafe Sénégalais yi loolu nag mooy li Sénégalais yi def ci Sénégal gone yi ak ñu bëree bëri ñetti fan ñu di ko def di taxawaay boo xam ni wax dëgg yàlla ñun ñu ngi fii waaye am nañu lu ñu métti certes waaye suñu xol xaw na ci sedd tuuti ndax li ñu doon métitlu at yu bëree bëri muy Sénégal ni muy doxee nga xam ni daanaka wax fa sa xalaat wala am fa ay ambition yombul Sénégalais yi taxaw nañu xam leen ni loolu warul doon délit ci Sénégal am ambition warut doon délit ci Sénégal Sénégalais bu nekk am nga war nga mën a am ambition tikki dara ci Sénégal wala sax bu la neexee jiite Sénégal te loolu ñi ñëwoon Paris tey man yàgg naa fi lool waaye mbooloo mii man bi ma fi nekkee ba léegi maa ngi fi bëgg a yàgg biñ ko wootee sax dañ ñoo autoriser rassemblement bi jàppoon ni nit ñi duñ bari waaye mujj na mbir mi wax dëgg yàlla daanaka xawoon na ëpp ay loxo parce que place de la République sax taxul woon ñu xaj fa te loolu man yàgg naa fi mais mosuma ko gis naa fa ñoo xam ni mosuñoo teg seen tànk ci manifestation mosuñoo teg seen tànk ci benn rassemblement bu jëm ci wàllu Sénégal donte ay Sénégalais lañ waaw loolu wax dëgg yàlla mooy li ma ci seetlu gis naa ni daal am na mouvement boo xam ni jóg na ci Sénégal ak ci biti Sénégal mu ngi jóg ci xolu Sénégal yëpp te man yaakaar naa ni c'est un élan boo xam ni Sénégal chance la ci moom chance la ci Sénégal pour que ñu soppi vraiment réew mi pour que Sénégal gi nga xam ni moom lañ bëgg ñu commencé koo tabax ndax soxna si damay wax ni waaw xale yi nga gis ñuy taal ak di yàq mën nañ ko regretter certes waaye da nga gis ni koo gis muy taal dara rek bëggul loola maanaam Sénégal gi nga xam ne moom la xale yi taal dañoo bëggul Sénégal googu geneen lañ bëgg moo tax bu ma déggee ñu ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaye ban Sénégal la ñuy wax est-ce que Sénégal la boo xam ni xale yii bokk nañ ci xale yii nga xam ni ñoom lañ gis am ci ñoo xam ni xiif moo leen tax ñuy dem di toj ay supermarché ak yooyu est-ce que ñooñu bokk nañ ci Sénégal gi ñuy wax est-ce que boole nañ leen ci Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar soxna si li ma jàng ci mbir mi li ñu fa waxtaane tey mooy am réew bu ñu bëggee stabilité bi dañ koy lal ci dëgg stabilité boo xam ne laluwul ci dëgg yàgg ci musiba rek lay mujj sëñ Abdoulaye Mbacké daan na wax ni mépp mbir moo xam ni dëgg lalu ko bu ca jàmm jëkkee itam du ca mujj kon message boobu la ñu ñëwoon pour wax ko à Paris et un peu partout dans plusieurs villes d'Europe pour vraiment ñu delloo si waat xel yi xam ni Sénégal ñoo ko bokk bu ñu nee Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar dañoo war a seet ban Sénégal la ñu bëgg ak itam ndax Sénégalais yëpp gis nañ ci seen bopp bu boobaa dinañ mën a nangu ni benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaye ni Sénégal di doxee depuis des décennies boo ko gisee da nga xam ni ñaar ba ñett ba ñeenti Sénégal moo am te loolu wax dëgg yàlla kenn mënatu koo continuer di ko accepter au-delà voilà au-delà de l'affaire en cours nga xam ni moo ko déclenché mooy affaire Ousmane Sonko bi man li ma gis tey c'est au-delà de ça am na ñoo xam ni Ousmane Sonko taxu leen faa ñëw
dëgg la li leen fa tax a ñëw mooy gis nañu ni réew mi mu ngi jëm foo xam ni buñ ci taxawul mën naa indil réew mi musiba te réew mi su nekkee ci musiba ñi ko dëkk rek ñoo ciy am ay jafe-jafe. voilà da ngaa gis ni autorités yi message bu ñu leen di envoyé la am na leneen aussi ndax dañuy wax démocratie kuy wax démocratie aussi je pense que liberté de la presse da cee bokk yu ni mel également ngeen gis ni am na fii ay maanaam kërëb liggéeykaay yu ñuy tënk ku ci mel ni Walfadjri fii ngay jokkoo ak ñun ni ak Sen TV loolu aussi luy gën a gàkkal tamit ab réew la. mais bien sûr soxna si xam nga dama yaakaar ne ñi ñu jiite dafa am lu ñu umpale wala bokk ñu xam ko ba pare teg ci seen dàq mooy fi mu ne censure ci boppam moo jeex ci àdduna ndax yéen technicien gën si ñàkk waaye gis nañ ni keroog maa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi waaye ay dizaines de milliers de personnes ñoo leen di seetaan dëgg la ci réseaux sociaux yi fu ci mel ni Facebook ak feneen kon xam nga bu fekkee ni censure nga ca jublu maanaam ñu bañ a wane yenn image yi kon yàq nga ko ba ca topp mooy nit ñi léegi ñu ci bëree bëri sax dañuy seetaan télé waaye seen télé ci boppam lañ yor nga xam ni nit ñi am na image yu bëri yoo xam ni yéen télé yi sax daanaka yéen a ngi ko jëlee ci réseaux sociaux yi man seetlu naa ni bi nga xamee ni ñu ngi def plénière bi au niveau de l'Assemblée nationale te ñu ni woon benn journaliste du fa ñëw direct bi nga xam ni moo doon jàll te télé yu bëri di ko jël loolu ci téléphone portable lañ ko defee bu député bi kon xam nga loolu def ci censure yaakaar naa amul solo ba ca des mooy am réew dañ cee soxla pluralisme tout à fait am réew dañ cee soxla pluralisme pluralisme des médias pluralisme politique pluralisme idéologique pluralisme de la société civile loolu mooy joxe li ñuy wax respiration démocratique bien sûr soxna si régime bu toog da ngay jàpp ni opposition wala boog critique yi ngay def loolu ay noon ñoo koy def ci yow alors que déedéet gis nga soxna si li nga xam ne moo xew démb ak barki démb man jàpp naa ni mënoon nañ cee bañ a yegg ci boobu degré de violence bu fekkoon ni may nañu sénégalais yi ñu mën a exprimer wu wax seen xalaat wax li leen naqari fañ ko mën a waxee ak fañ ko bëgg a waxee waaye nit ñi boo leen tëjee tere leen wax tere leen génn tere leen manifester tere leen exprimer wu tere médias yi nga xam ne ñooy jéem a am liberté sax nga tëj leen mais nit ñi évidemment dañuy révolté wu parce que expression de la colère mënta ñàkk ci am réew mu mel ni Sénégal nag moo ci raw nga xam ni c'est un pays pauvre il fait partie des pays les plus pauvres comme lu naqari ay nit wu mënu cee ñàkk donc tu dois leur donner des cercles et des sphères et des cadres d'expression de cette colère là soo tëjee loolu rek yaa ngi ubbi musiba moo xam ni bu ñëwee yow ci sa bopp lay njëkk a faagaagal te loolu moom lañ gis démb ak barki démb parce que xale yi nga xam ne ñoo génn gis nañ ni on les a brimés pendant des années mënuñoo wax li leen naqari ki nga xam ni moom lañ xalaatoon ni mën naa porter colère yi boobu mën na koo canaliser mën na koo exprimer ñu jàpp ko nit bëgg koo faagaagal loolu moo indi coow li en réalité d'accord parce que wax lu la naqari wax lu la arrangé wul cim réew loolu dafa war a mën a nekk te loolu c'est salutaire pour un pays bien sûr c'est salutaire pour une démocratie merci beaucoup c'est une respiration démocratique vraiment merci beaucoup ñu lay remercier bu baax jërëjëf ci intervention bu am solo boobu yaakaar naa ni ni mu ko waxee rek wàllum liberté de la presse dafa bokk ci démocratie bu fekkee ni yaakaar nga ni yaa ngi xañ ñenn ñi ci télé bi parce que aujourd'hui aussi comme rek ni ñu koy waxee plateforme digitale yi dafa am solo réseaux sociaux yi fi mu nekk ni fu nekk la nit yi mën a seetaane li nga xamante ni télé dem nañu ba sax léegi kenn amatul jot toog jàkkaarloog sa télé di ci seetaan ndax le temps nit ñi aussi dañu am ay activité ba nga xamante ni ci seen portable rek la ñuy yori sax xam nga télévision léegi mën nañ ko ŋàbb ci loxo wala ñu dugal ko ci poche boo xoolee déjà portée bi rajo di am pourquoi mu am ko parce que dafa oyof noonu itam la télévision di mel moo waral nag xëy na ñoom comprendre ñu woon ko mais heureusement loolu la monsieur Ba di wax mais nag bëgg naa itam ñëw tuuti ci discours bi nga xam ne am na sàng ndaxte dañ koo daal di brosser mu di discours bu Idrissa Seck nekk na discours boo xam ne nag jamono ji sañu ado ngeen di teewlu en tout cas mi ngi xaw a jur ay réaction bu baax a baax ci réseaux sociaux yi ndax kàddu yi nga xam ne moom la jubal déjà bi mu koy door dafa wax ci massawu sénégalais yi ci trouble à l'ordre public yi nga xam ne mooy am jamono ji ci mbeddi Ndakaaru ak yeneen dëkk beneen bi topp itam mu wax ne pour une affaire bu nga xam ne mi ngi dox ci diggante ñaari nit soxna soo xam ne moo porté plainte ki di le leader de Pastef Ousmane Sonko waaye itam muy féliciter les forces de défense et de sécurité mais beneen bi nga xam ne mooy topp te askan wi maa ngi gis sànq ba léegi sama téléphone ñu koy commenter
mu ne moom day exprimer solidarité am ak Ousmane Sonko mais da koy demander mu jurer comme moom ni mu ko defee woon ci ay jamono ne jusqu'à l'extinction du soleil du am li nga xam ne maanaam preuve duñu ko am ci kan ci moom Ousmane Sonko mu ne donc day sàkku mu jurer comme ni mu ko defoon ci ay jamono ne jusqu'à l'extinction du soleil du ñu am preuve ci moom te loolu la moom la defoon ci ay jamono wala sinon bu fekkente ne mënul waat mu demander pardon à sa famille bu fekkente ne moom mënul waat ne. Issa dellu si waatal foofu nga ni Idrissa Seck dafa ne lan. dafa ne Ousmane Sonko. waaw mu jurer. waaw comme ni mu ko jurer woon ci jamono ji ñu ko doon fexeel moom. ne jusqu'à l'extinction du soleil nguur gi du am preuve ci moom. mu ne bu fekkente ne mënul maanaam waa justice du ñu am preuve. bu fekkente ne mënta def loolu na jéggulu ñi nga xam ne ñoo di ak njabootam jéggulu itam ñi nga xam ne ñoo di askanu Sénégal. beneen bi ci topp nag ci discours bi mu ne en tout cas Macky Sall ndax boobu moom da ko doon tàgg bu baax a baax ne mi def na lépp lu mën ci vaccin bi def na lépp lu mën ngir jox ñi nga xam ne ñoo di gëstukat yi ay moyens j'atteste que ni ce président bi nga xam ne mi ngi sonn di def lépp lu mën tey ngir réewum Sénégal jag il n'a pas le temps de conduire un opposant à Sweet Beauté loolu itam déjà def na ko mu ne da ngay def nag xaaral loolu moom du loo xamante ni dañ koy dañ ciy jaar jàll dañuy jël ki nga xamante ne également dafa bëgg réagir di benn sénégalaise bu ñuy suivre également à travers la plateforme digitale Mame Boy la tudd moom tamit mi ngi ci diwaanu France on va la prendre tey jii moom je pense que waa diaspora bi ñoom aussi ñoom ñoo commencé yëngatu ñu daal di ko nuyu Mame Boy ñu ngi lay ziar bu baax allo voilà xam naa du ñàkk léegi ñu jokkoo ak moom rek moom tamit ndax dafa bëgg indi contribution am ci li nga xamante ni donc voilà depuis lors dañu gis ni ñi nga xamante ni ñooy suivre Walf voilà day gën di yéeg mu di nag une chose boo xam ne daf ñuy gën a encourager ñun ñi ndax Walfadjri li mu fi toogale rek mooy ni ñu koy oowee téléwu askan bi de la voix des sans voix nga ñëwaat ci Idrissa Seck nga ni nee na Ousmane Sonko ne juré que ni liñ koy taqal liñ koy jusqu'à l'extinction du soleil comme moom ni mu ko waxee woon moom expression boobu voilà comme moom ni mu ko waxee woon du ñu am preuve ci liñ koy taqal bu fekkente ne mënul waat loolu na jéggulu ak njabootam jéggulu ñi nga xam ne ñoo di askan wi beneen bi topp mu tagg Macky Sall ci loo xam ne mi ngi koy def ci ay effort jamono ji ci réewum Sénégal mais ci fin bi daf doon wane que ni effort yooyu muy def ndax noonu la ko waxee mu ne j'atteste qu'il n'a pas le temps de conduire un opposant à Sweet Beauté il donc défend le président effort yooyu nga xam ne moom la président bi def wax na ci yu bëree bëri presque ay minutes la durée sax ne donc effort yooyu bi def kon amul temps wu di conduire un opposant à Sweet Beauté mu ne itam jeunesse bi bu ñu leen manipuler te il insiste parce que mot bi même la utiliser le verbe j'insiste ci Ousmane Sonko di ko woo ngir mu appeler au calme dafa mel ni nag xëy na benn mën naa ko tuddee entre guillemets ñu baal ma ci kàddu gi mais chantage parce que dana ko bu wootee calme moom dina répondre ci appelu Alioune Tine bi dem defi médiation ak président de la République ndax nee na déjà am nañ ay relation yoo xam ne par rapport ak médiation xëy na mën na am lu nga xam ne moo di ay saafara mu ne itam comprendre nañu la souffrance des Sénégalais comme ni ñu doon wax ni ki sàng ndax nee na président Macky Sall engagé wu na ngir daal di trouver ay solution en tout cas li ñu mën a jàpp ci ñaar yi mooy Ousmane Sonko la waatloo que ni deful jusqu'à l'extinction du soleil beneen bi topp mooy il insiste mu appeler au calme ñi nga xam ne ñooy manifester bu ko defee woote au calme moom dina dem ci médiation ak le président de la République. sur ce point là. Idrissa Seck est-ce que mënu woon a noppi rek moo gën. parce que franchement li mu fi wax yëpp ban njëriñ la amal réew mi non en fait Idriss Seck li mu wax yëpp ban njëriñ la amal réew mi Ousmane Sonko na waat Ousmane Sonko diggante waatam ak boromam c'est ça sa vie privée la mi def na comme defu ko ñoom ñaar rek ak boromam ñoo xam bu dee waat boo koy waatal sa borom a tax ngay waat donc l'autre chose c'est quoi nous dire que le président daal amul temps wu comploter mais Idriss Seck moom moo taxaw fii ne Macky Sall moo comploter ba yóbbu ko prison bien sûr il a dit quand Macky Sall est allé lire devant les représentations diplomatiques fii ci Méridien Président le rapport déclassifié de la Cour des comptes qui dit que Idriss Seck moo sàcc xaalis ci chantier de Thiès Macky Sall moo ko lire fii ci Méridien Président man maa nga fa woon ba Idriss Seck ba mu paree lan la bind Macky Sall lettre la ko bind ne ko Allah n'aime pas les traîtres donc le même Idriss Seck bu ñëwee tey naan ñu Macky Sall moo fi lii moo fi lële franchement j'ai l'impression je me dis jarul sax mais complot bi sax déjà du def Sonko newul dañ maa yóbbu Sweet Beauté déjà même ay Alioune Tine ak yooyu qui disent que oui ñoo demandé xaw ma lan mu def médiation non mais attends il faut arrêter il faut que ce pays là aussi il faut qu'on soit un peu sérieux
on a beaucoup de respect pour certains leaders politiques ndax li ñu tekk ci réew mi Idriss Seck moi j'ai beaucoup de respect pour lui ancien premier ministre la ñëpp gis nañ li mu fi def jiite un grand parti ñu dem élection mu jël deuxième mais su fekkee da nga choisir ba nga def benn choix politique le choix c'est quoi mooy dalee nekk mburu ak soow da nga cay nekk te yam ca rek nag nit ñi comprendre la bàyyi la ca mais soo bëggee ñëw di jox nit ñi ay leçons ça pose problème très franchement. Moustapha en plus je pense que c'est pas le moment fi mu nekk nii aussi pour di wax nit ki déjà c'est son destin qui est en jeu donc boo bëggee ñëw ne ko na waat ci mais yow nit ki ñu jàpp téye ko mu nekk ci loxoy yoon la ko préoccupé xëy na mooy ni muy def ba génn ci nga naan ko waatal ak baalul sa njaboot moom quand il a dit jusqu'à l'extinction du Sahel on ne prouvera jamais que il a détourné quoi que ce soit mais jusqu'à présent on n'a pas prouvé qu'il n'a pas détourné voilà donc d'ailleurs quand on est allé à l'élection enfin après bi mu kiiwee bi mu màgget ni ñu koy waxee bi mu demee ci gouvernement bi qu'est-ce que les gens ont dit c'est parce qu'il a un problème d'argent quelque temps après ñu mu déclarer son patrimoine ñu gis ne il pèse lourd ci gafaga gu lourd la kii la sukk te amul dara lu mu fi liggéey loo xam ne war na koo may mu sukk ci alal jooju ñu ne ñi waxoon ne amul dara nañu génnaat wax ne dañoo juumoon mais attends mën nga sukk ci xaalis bu mel noonu ba pare dem élection présidentielle doo mën a financer campagne parce que benn waaye mas na ma wax ne ma benn ministre bu ma ko doon wax ma ne ko ministre boobu yaakaar naa ne moom dina déclarer candidature am ki ma ko wax mi ngi may dégg xam naa ne mu ne ma du ko mas a déclarer ma ne ko tax mu ne parce que bu déclarer patrimoine am ci Sénégal yi jóg jël dal ci kawam am na homme politique yoo xam ne dès qu'ils déclarent leur patrimoine ne lii lu ñu am ci la ñu war a commencer noppi parce que amul lu leen ko may alors dafa mel ni ki ñu doon bëgg jël muy Mame Boye di ñu woowee depuis France également pour réagir avant ñuy dellu si waat ci plateau bi continuer ak ce discours de Idrissa Seck allô Mame Boye allô alors moom defe naa dafa bëgg di seetaan Walfadjri mais ay doomam wala ay mbokkam yu nekk France ñoom ñoo jël kii bi xaw ma nu ñu ko defee envoyé ko mu mën ko seetaan au Sénégal allô alors ñun on a des problèmes pour t'entendre Théodore alors d'accord ñu jël Théo d'abord Théodore waaw Ramatoulaye oui Théo alors wax ñu sa position ak situation bi foofu waaw nag si suba ji nag tey la ñu mën a jàpp tey